salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki chaîne Tivaouane Élevage TV tey ñu ngi toog ak éleveur bu mag mu di Cheikh Fall macha allah yore bergerie di ci liggéey lu am solo bergerie sëñ Cheikh Mbaye Fall Cheybatu macha allah Cheikh tey jii Tivaouane jëmmal benn chaîne TV boo xam ni. li ko tax a jóg mooy fësal élevage yu Tivaouane lépp loo xam dafa nëbb woon ci wàllu élevage en général muy xar yeeg nag yeeg njanaaw yeeg lapin yeeg yëpp ñu dem def ay émission invité éleveur bi waxtaan ak moom ci li nga xam ni moom lay yëngu lépp rek ngir fësal li nga xam ni élevage Tivaouane ak élevage Sénégal loolu nag ay ndawi Tivaouane ñoo ko def parce que dañ ko daan jéggaani tey Tivaouane ñu jëmmal ko fii duppee ko Tivaouane Élevage TV initiative boobu nag lan la doon laaj yow naka nga ko gisee ak lan nga ñuy xelal. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu la nuyoo Massata di la sargal bu baax a baax di kontaan ci invitation bi ngeen ñu defal ci mbir mu mel nii nga xam ni mi ngi yéen waa ñu ndawi Tivaouane ñoo ko bokk sos ko te Tivaouane képp ku ko xam rek ca kanam nga ko xam warul des ginnaaw li nga xam ne nag moom ngeen sos muy Tivaouane Élevage TV am na solo lool ndax yaakaar naa ñu ngi ci ñeenti at xaw ma juróom benn at ci élevage bi dañ koy jéggaani tey nag boo leen amee xalaat bi indi ko amuñu lu di ko rafetlu di ko kontaane man la ma leen waxoon rek la sëñ Abdou waxoon ndaw Tivaouane nañu xam seen bopp xam fi ñu jëm xam lu ñu bëgg loolu moom bu ñu ko defee dañuy am ndam am Tivaouane ca kanam incha allahu rabi loolu moom gëm naa ci loolu daal. waaw tey jii Cheikh comme noonu nga ko waxee du ñu yem ci foofu rek mais dinañ fexe aussi ba tey jii ku mel ni yow par exemple yaa ngi yor benn alimentation boo xam ni aliment de bétail ngay jaay tey Tivaouane Élevage TV dinañ def ay demande de sponsoring yoo xam ni dañuy ñëw ci éleveur bi Cheikh Fall en dehors élevage bi mu nekk liggéeyam ba mu ne ñu ñëw. tàllal ko suñuy loxo pour fas yéene liggéey ak moom maanaam émission buy jàllati ci Tivaouane Élevage TV ñu jël image yoo xam ni tey boutique ba Cheikh Fall di jaayee façon xeetu aliments yi muy jaay mu expliquer ñu bu ko defee publicité boobu émission bu ñuy def day jàll ci biir loolu aussi tamit naka nga ko gisee. waaw loolu danañ ko rafetlu ndax Tivaouane man moo ma ñor comme ni mu leen ñoree. ndax man lépp bu ma génnee gis ko mu nekk lu Tivaouane di soxla maa ngi ca biir xaaruma ca ma Samba xaaruma ca ma Demba li ngeen wax dinañ ko rafetlu ànd ci bu baax a baax incha allahu rabbi su jaree suñu poos buñ ko mënee ñu def ko bu jaree suñu xalaat ak lu ñu mënta am dinañ ko ci def donte ñañ koy defal ñoo ci ëpp rendement waaye ñun dañ ci am part de responsable ndax suñu dëkk la loolu moom bu neexee suñu borom ñi ngi ci seen ginnaaw ñi ngi seen kanam ñi ngi seen côté ndax lii ngeen def taxawal ko pour Tivaouane non ca kanam lay dem de pour lii nii non bu ci xalaat dara incha allahu rabbi ci kanam la jëm te di ngeen dem ba ñeneen di jël si ci yéen di sof pour yóbbu feneen waaw loolu moom wàllu boutique bi wax dëgg yàlla léegi benn la fi woon ñaar mais léegi Tivaouane yokku na boo xoolee foo ubbi ñi ngi koy jaay loolu dañ koy sant yàlla dañ koy sant yàlla bu ñu sañoon mu gën a yokk NMA mi ngi ñëw fii Sedima mi ngi ñëw fii ku mel ni Grand Kocc xam nga ko moom xam nga aliment de bétail bi da koy bëgg ñu dugal ko fii bu baax a baax kon nag te ñoom ñëpp bi ñu ñëwee am suñu soxla dañ cee jàpp dañ cee jàpp kon nag loolu daal ñu moom pare nañu pour ànd ci yéen bu neexee suñu borom macha allah Cheikh ñu ngi lay jaajëfal Tivaouane Élevage TV. salaamaaleykum mbokki internet yi mbokki Tivaouane Élevage TV macha allah tey ñu ngi taxaw ak ki nga xam ni moo di Khalifa Ababacar Lo nekk président commission scientifique bu association Reptel bu Tivaouane macha allah aussi nekk éleveur bu mag di liggéey lu am solo. ci xar yi di jàppale gars yi ci wàllum entretien xar yeeg paj meeg yu demee noonu macha allah mu nekk loo xam lu am solo la tey jii Khalifa ay ndaw yoo xam ne ñu ngi ci biir association Reptel jël initiative boo xam ne bu am solo la moo di créer benn chaîne boo xam ni chaîne TV lay doon nga xam ni lépp loo xam ni lu lëndëmoon la ci élevage bi wala lu fësul woon ci élevage bi parce que Tivaouane bari na ñoo xam dañuy ñëw dugg si gis ay xar
ni lii de xaw moo nit am na Tivaouane kon manque de visibilité boobu moom la Tivaouane Élevage TV jóg pour jéem koo dindi maanaam tey Khalifa Lo la muy yar ca këram ak la nga xam ni lépp moom la dara def ci élevage ñu ñëw interview ko macha allah wane lépp li nga xam ni moom la liggéey ci biir élevage bi ak en général parce que élevage yamul ci xaru laadum kese mais ñu ngi ci njanaaw yeeg nag yeeg ginaaru volaille yeeg lapin yeeg yëpp ci biir en même temps aussi dinañ invité aussi ay docteurs vétérinaires aussi di def ak ñoom ay émissions loolu lépp mu nekk loo xam ne daal yaakaar na ni lu am solo lay doon tey jii ñu dékk la suñu micro Tivaouane Élevage TV initiative boobu yow lan nga ci xam. waaw Massata waaw en premier lieu li may njëkk a wax mooy dama koy rafetlu ndax li tax ma koy rafetlu mooy boobu ba léegi ñu ngi nekk ci élevage bi et di koy promouvoir defe naa ni Tivaouane moom naam sunuy at néew na mais fi mu toll nii ay pionniers lañ ci ndax dañu dikkoon nekk ci benn dëkk bu nga xamante ni élevage yàgg na fi naam ndax tamit bu ñuy wax ni ñi jiite élevage ci Sénégal damay wax ne région de Thiès daf ci am wàll région de Thiès bi mu ci amee wàll Tivaouane am ci pàcc bu rëy ñu nekk fii am fii ay pionniers yu nga xamante ni ñoom Mademba Fall ñoom Père Mor Dior ñoom tonton Ali Diop ñoom ñëpp ni jaar fi liggéey bu nga xamante ni nii dem nañ tey ba am na fu nga xamante ni yóbbu nañ ko fa biñ ko indee ba foofu nag ñu ni tamit ñu ñëw ni dañuy dajaloo ànd liggéey pour que élevage bi nga xamante ni nii ci la ñu nekk di yëngu nit ñi xam ko ñu dem ba nga xamante ni yéen ñi gàcce ngalaama ngeen dem ba am benn chaîne de télévision bu nga xamante ni nii jannaaw lay wax ak xar yi yooyu noonu defe naa ni tamit njariñ la yokkute la te nag àdduna damay dégg ñu naan ku yokkul da ngaa wàññi mais yéen moom gàcce ngalaamaa yéen ñi ngi leen di jaajëfal bu baax kontaan ci seen émission bi nga xamante ni dafa nekk lu bees nekk benn émission phare bu nga xamante ni nii tey bi ñu nekkee ci élevage bi ak léegi nii ñi ngi door a gis lii te defe naa ni lii nii moom mooy njariñ ay nit bu ñuy ànd di liggéey dañuy jéem a créer ay challenge te lii nii challenge la tey jii nii élevage egg na fu nga xamante ni nii tey nit mi ngi ko doon dégg bu demee ba koy gis ci télé bi mu nekk lu nga xamante ni nii visibilité bi doy na ko defe naa ni gën nit ñi dinañ gën a ñeme pour dugg loolu moom moo tax daal lii ngeen dëtmal nekk ci man dama leen di ñaan yàlla nii bu ngeen ci gis benn obstacle bu nga xamante ni da leen di décourager loo ndax tamit yéen bu ngeen ci nekkee defe naa ni yokkute dëkk bi la mais suñu yokkute la ndax tamit mënuñu nekk ci benn affaire di ci daw boobu ba léegi mooy dañuy dagg suñu activité yëpp xar moo ñu ñor lu ñu am xar la lu ñu def xar la kon donc ni bu ñu dikkee gis ñu nga xamante ni nii ay équipier lañ ànd ak ñun ci liggéey bi damay jàpp ni chaîne bi moom mooy bëgg a mat ndax travail en chaîne la kii day yor pàcc bi kii yor pàcc bi kee yor pàcc bële te lépp nag pour élevage bi jag la moom moo tax ni daal seen dikk bi nii man moom damay wax ni nii njariñ la yàlla bu ngeen ci gis dara lu ngeen ragal loolu daal moom mooy li nga xamante ni en premier lieu mooy question bi nga ma njëkk a posé ci loolu laay brosser waaw. macha allah Khalifa Ababacar Lo am na ci loo xam ne aussi tamit comme dan naan sànni benn xeer jam ñaari picc éleveur xëyul xëy nekk éleveur mais am na beneen métier boo xam ni yàlla day def mu ciy yëngu ba yàlla def mu nekk éleveur tey jii ku demee ni ñi nga xam ni dañu yor ay boutique wala ñi nga xam ne dañu yor ay atelier wala leneen ak leneen nga xam ni dañuy jaay bëgg ku fësal seen njaay la nga xam ni moom la ñuy yëngu Tivaouane Élevage ci bi aussi dina leen defal ay lettres yoo xam demande de sponsoring la wala soit publicité la sa li nga xam ni moom ngay yëngu tey jii loolu dañ ciy yëngu nga xam ni bépp émission bu ñuy def rek loolu day jiitu mooy vidéo boobu nga xam ni supposons ñu ne Khalifa Ababacar Lo boutique am nangam ak i nangam wane boutique ba loolu ay yeneen beneen facette la boo xam ni Tivaouane Élevage bi dañ ko indil éleveurs yi waaw ci li ngay liggéey dinañ la ci jàppale ba nga xam ni tey jii dina fës partout ci chaîne yi li nga sa élevage aussi tamit kazalika waaw loolu noonu lu am njariñ la dama jàpp ni période bi ñëpp ñi nga xamante ne nii dañu nekk ci wàll bu mu doon bëgg li nga xamante ne nii yaa ngi ci yëngatu mu fës war nañu mun a ñëw côtoyer waa Tivaouane TV Tivaouane Élevage TV
ñoom war nañ leen mun côtoyer de ce fait que ñoom ñuy dugal pub yooyu noonu ndax tamit am na ci lu nga xamante ne nii dafa xew moom mooy élevage ndax damay dégg un jour ci mujj dundu Al Amine yàlla na ko yàlla yokku yërmande moom dama dégg benn bis muy wax ci ni bu nekkaatoon ndaw dina def commerce wala mu def élevage wala mu def agriculture te yooyu noonu defe naa ni yooyu yëpp bu ñu xoolee nii dafa nekk lu nga xamante ni dafa ànd ak lépp dafa ànd ak jamono de nos jours ndax tey jii nii tey koo fi gis ni muy yëngu ci commerce boo demee biir këram wala ginnaaw këram di nga dem fekk fa élevage boo doxaatee tuuti ginnaaw këram di nga fa fekk agriculture kon donc yooyu ay maillon la yu nga xamante ni nii dafa xew et dafa nekk ci benn réew bu nga xamante ni nii nit ñi jox nañ ko gëdd moo tax finalement buñ ci gisee ay jeunes yu nga xamante ni ñu dynamique lañ bëgg a fësal yëf yi defe naa ni kooku noonu dafa nekk benn geste bu nga xamante ni ñun dañ koy saluer li tax ñu koy saluer mooy dañu fekk ci li ñu nekk ci suñu domaine ñu ciy jàppale moo tax yéen moom am ngeen mention spéciale te soreegoo leen loolu daal laay wax. macha allah kon duñ def lu dul jaajëfal sunu mbokk Khalifa Ababacar Lo ci lii ñu ko dëgtal sunu micro mu leeral li mu war a leeral lépp macha allah kon xam naa ni rek duñ def lu dul di la jaajëfal bu baax a baax di wax ni rek nañ xaar émission bi nga xam ni tey jii d'ici dans 15 jours dinañ ko def ci carton yàlla commencé dem ci bergerie ak sunu beneen émission boo xam tamit Hello Veto lañ koy tudde moom it fas yéene di ci waxtaan ak vétérinaire yi ñu ñuy leeral lépp loo xam ci élevage ñu ngi lay jaajëfal Khalifa jaa ngeen jëf Tivaouane Élevage TV. waaw salaamaaleykum mbokki internet yi salaamaaleykum mbokki chaîne Tivaouane Élevage TV comme nin ko war faral di defee rek dañ doon def micro trottoir comme tey mooy ndorteelu chaîne bi macha allah mu di Tivaouane Élevage TV nekk chaîne boo xam ni. ay ndaw yu nekk ci biir association Reptel bu Tivaouane ñoo ko jëmmal lan daan jéggaani di wuti ay chaîne TV fu nekk ñëw di ñu fësalal suñuy xar tey jii moom la ay doomi Tivaouane def ba nga xam ni lépp loo xam ni lu lëndëmoon la ci élevage wala lu fësul woon Tivaouane Élevage TV dafa fas yéenee jóg pour fësal loolu ba nga xam ni tey partout ku nekk ci monde entier au moment où ñu ngi def émission bi yow di nga ko mën di jot di xam ni vraiment Tivaouane lu mel nii ndeke ñu ngi ko fi di liggéey loolu nag tey moo nekkoon suñuy tànk tey ñu seet si benn éleveur boo xam ni éleveur bu mag la mu di Iba Ndiaye macha allah nekk koo xam ni vraiment ambition ci élevage macha allah daal kenn mënu ko nat di ci liggéey aussi lu am solo tey jii ñu ñëw jox ko suñu micro. Pour li nga xam ni tey moom la ay ndaw jëmmal mu di Tivaouane Élevage TV di chaîne boo xam ni day jàll ci YouTube day jàll ci Facebook ak Instagram ñu ñëw tey laaj ko moom lan moo ci gis-gisam lan moo ci initiative am. salaamaaleykum wa rahmatulah Massata maa ngi lay nuyu di nuyu équipe bi nga àndal yëpp ci Élevage TV Tivaouane di leen jaajëfal. du ñu def nag lu dul kontaan ci initiative bi parce que jamono toll na fii wax dëgg yàlla di leen wax ni du ñu def lu dul di leen remercier ak di leen ñaanal ci yàlla lii ngeen fi teg. ngir lu yokk te élevage Tivaouane. yàlla na ko sunu borom ful yàlla na commencé ci bismillahi rahmaani rahim ngeen àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mu dem ba mu dépassé YouTube dem ba doon chaîne télévision dem ba ngeen am ci lu sut seen njoot dem ba ngeen di defee ay reportage ci hélico yàlla na ko sunu borom def yàlla mën na lu ne donc li am solo rek mooy nekk ndaw doon ay ndaw am yéene am pas-pas bi am motivation bi jóg ngir lu yokk élevage yu Tivaouane loolu moom ñun éleveurs yi ne fii ci Tivaouane amul lu dul def lu dul contentement te xam ni ñun ngeen ko defal di wax ni chaîne bi muy Tivaouane TV élevage yàlla na ko sunu borom def mu doon chaîne bu mag a mag a mag ba ngeen li ngeen ci am ci mbébé sunu borom def ko mu mat sëkk sunu borom àggale yéen yëpp ci barke Seydina Mohamed yàlla na barkeel ba mel ni Tivaouane ak Touba yàlla na barkeel ba mel ni Tivaouane gii ngeen ko dippee sunu borom barkeelal ko ñu dégg ko fu ne
lii nag ñun éleveurs yi ngeen ko defal mënuñu lu dul kontaan di leen jaajëfal lii dafa rëy si ñun dafa fort ci ñun dafa nekk lu rëy si ñun sax ñu am ci contentement boo xamante si nag xam nañ ni fii la commencé mais xamuñu fu ñu koy yemale. yàlla na ko sunu borom mottali àggale ko ci barke Seydina Mohamed. amiin jaajëf. waaw Iba boo gisee loolu tey duñu yem foofu mais Tivaouane Élevage TV fas yéene leen aussi def ay demande de sponsoring wala soit ay demande de publicité yooyu yëpp aussi ngir éleveur bi tey ku mel ni yow nga xam ni yaa ngi ci marché central bu Tivaouane di jaay ay t-shirt di jaay yeneen ak yeneen bu ko defee ñun nga nekk sunu partenaire. émission boo xam ni rek def nañ ko ci Tivaouane Élevage TV muy émission Allo Veto wala muy émission boo xam ni dañuy dem seeti éleveur bi waxtaan ak moom ci càmmam avant émission bi daw publicité boobu day daw te day jàll ci chaîne YouTube day jàll ci Facebook ak Instagram loolu aussi tey yokkute la foog naa ni ci éleveur bi nga xam ne éleveur bi nañ ko jàppale ci xar yi nañ ko jàppale ci wàllu liggéeyam loolu lan moo ci sa gis-gis. sama gis-gis daal mooy man moom toujours li may wax rek ndaw daal bu jógee moom. lu baax ak lu yiw ak yokkuteeg liggéey tax ko jóg lu mu mënti doon dama ciy ànd ak moom pare naa pour ànd ci ak yéen bu yàlla defee ñu àgg ci ak jàmm boo leen ma seetsee ci sama bërëbu liggéeyukaay dinaa bokk ci seeni sponsor donc loolu moom boo leen tëddee nelaw leen bu dee kayit bu ñuy signé la signé naa ko léegi nii amul benn problème incha allah loolu moom amul benn problème Masata. macha allah kon mbokk yi ñoo ko déggandoo ñu ngi jaajëfal ki nga xam ni moo di Iba macha allah bientôt rek ci kàttanu yàlla li nga xam ni moo di émission yi daw ci bergerie yi mu di Tivaouane Élevage TV di ngeen ko gis ci chaîne YouTube Telegram ak Facebook Allo Veto aussi tamit di ngeen ko gis bientôt incha allah kon mbokk internet yi ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ba beneen yoon jaa ngeen jëf.